Hello everybody, hello tout le monde. Nous sommes partout sur le net, sur Seneweb TV et seneweb.com. Vous êtes en compagnie de Malick Ndoye. Tey nag soo ma gisaatee ma toog fii comme ni mu leen koy nuyoo chaque jour affaire de rap la affaire de mbedd la beneen numéro seen studio section ñu ànd teeg beneen daanaan beneen boy ñu koy wax Paco Briz from Yoff aka King Lebu aka Kaane bi nee na noonu la ko xale yi di woowee après nag xam naa dina gën a leeralal loolu noonu bon tey nag studio bi dafa xaw a am changement tuuti xam nga chaque jour lu ñuy gën a dem dañuy gën a indi yeneen changement yeneen affaire yu bees yeneen concept yu gën a dóob xam nga pour gën a différencier ak ñeneen ñi quoi tey dañu ànd ceeg beneen gayen bu ñuy wax kef yi xam nga beatmaker la dañ koy boole ak Paco Briz xam nga mu tëggal ñu dafa am beneen challenge quoi challenge bi mooy dafay niga bi day tëgg beneen beat mu jox ko saa waay rap si loolu mooy doon challenge bi ñu bàyyi suñu ñaari invité yi ñu xuus ci waxtaan bi après ñu gën a waxtaan xam ni muy demee ma niga naka mu. yeah bro maa lay jaar maa ngi lay remercier ci tey ñu ngi ñëwee seet suñu fii ba Yéegiraay waaw ñu ngi lay dalal jàmm di remercier ñi nga xamante ne ñoom nga àndal sa équipe bi yëpp tey moom dañuy ñëw déplacé wu ñëw si studio bi nii fekk fi Paco Briz kef yi ak Yéegiraay yëpp donc ñu ngi leen di dalal jàmm Paco Briz aka King Lebu aka Kaane duñu leeral tuuti rek avant may jàll si saa yi Kaane pourquoi xale yi di wax Kaane ba saf bon loolu son la rek son la woon rek brisalisé la woon dama ne à ce qui paraît je suis saf les meufs me surnomment Kaane genre lyrics la woon quoi les gars yi xam gars yi ñu ngi koy fu nekk la gars yi di waxe mais anyway bu ma safee tam safu kaani la safu power la safu leneen la wala safu leneen la waaw léegi ñu jàll ci keef mooy beatmaker waa Yéegiraay studio moom laa booleeg saawaay xam nga tey pour ñu waxtaan bu gën a waxtaan ci beatmaker Sénégal et tout ñu ngi lay nuyu saawaay yëpp ñu ngi lay fay ñu ngi lay ziar di nuyu waa Sénégal di nuyu ñi seetaan ñëpp ak waa Seneweb voilà c'est Kef yi ingénieur de son à Yéegiraay Records mais yow yaay dégg naa yow yaay togg bagage yi bu mu ñor waaw xam nga kër goo dugg moom il faut mu am benn je veux dire cuisinier wala koo xamante ni xam nga mooy togg quoi chef il faut mu am fa donc pour ñun ñi mën a coob moom il faut mu am kenn koy togg donc artistes yi seen plat mooy beauty donc il faut nga nekk cuisinier quoi genre pour mën leen servir dara quoi voilà. noonu lay demee kon nag xaaral ñu jaar si Paco Briz ñu gën a waxtaan ak moom bon tey première question bi mu lay posé mooy pourquoi Paco Briz pourquoi King Lebu quoi nom bi nan la ñëwee ci yow. bon King Lebu bi je me rappelle ma xool ay 2018 li yooyu noonu la fekk ñu génnee projet defoon ay événement ay Sorano ainsi de suite ak li ñu jotoon def yëpp léegi si commentaire yi affaire yi gars yi doon commentaire léegi à chaque fois hashtag King Lebu bu doon ñëw King Lebu hashtag King Lebu après je me disais que ni lii aka bu dóob la vis-à-vis ak sama appartenance xam nga hip hop ak représentativité ñoo ànd quoi King Lebu ma ne voilà donc bàyyi ma jël King Lebu bi après nag boole ko si aka bi Paco Briz King Lebu ba léegi boo waxee Paco Briz rek da nga aaye mooy King Lebu genre loolu la pour man fan si ñoo ko commencé hashtag après ma approprié woo ko jël ko donc luñ ma lii la rek du lu may jël naa maay King bi wala genre bi ego tribé du loolu quoi gars yi ñoo commencé woon di def hashtag mu nice après ma jël ko quoi. nga jël ko léegi tey li mu lay laaj mooy xam nga dama la loxati nii da nga gëj a feeñ nii da nga làqatu quoi moo tax tey mu ñëw ba Yéegiraay bi ñëw loxati la xam nga léegi tey dama lay laaj fan nga nekk temps yi Paco Briz ci lan la nekk dafa am lu muy job wala. waaw ñu ngi si suñu bopp ñu ngi si job bi ñu ngi Yéegiraay aussi xam nga waaw ñu ngi si ay bagages yu bari yi nga xamante ne ni ñu ngi koy préparé voilà te yaa ngi ñu fekk Yéegiraay ñu ngi woon si ay affaires donc ñu ngi préparé ay affaires aussi voilà donc loolu la xam naa damay bàyyi keef après mu gën a yaatal si côté job bi dinañu waxtaan léegi tey bu ñu ne Paco Briz dañ naan gaayan bi dëkk Yoff te muy rap bu gaaw bi fast flow tu vois léegi tey ma bëgg a xam tey fast flow bu gaaw bi nii nan lay ñëwee si yow et que gars yi dañ lay étiqueté noonu lañ lay faral di étiqueté quoi c'est des faits yi nga xamante ne dafa am flow bi nan lay ñëwee si yow et que nan nga def ba aaki moo ko yow ko sa biir Galsen gars yi ñu ngi wax sax Busta Rhymes si biir Galsen pour man loolu lii la rek technique la rek quoi xam nga booy def hip hop ñëpp rap la ñuy def quoi rap dafa am ay genre am na actuellement ñu ngi nekk si drill xam la am na hardcore am na dirty south amoon na mumble pour man loolu mooy genre quoi mais si biir style de rap yi pour man technicité la gars yi di wax quoi xam nga façon yow bi ngay saccadé sa mooy façon bi ngay dawalee loolu day personnel si yow quoi du doon loo xamante ne nii da ngay ñëw par exemple ñu ne yaay diw wala yow genre rap bi ngay def lépp hip hop la rek quoi nekkul genre musique bi ngay def wala genre damay rap damay kick pour man kick boobu noonu may kick di am assurance si samay texte par exemple di am assurance si samay dawal pour man loolu moo tax peut-être ñu naan Busta Rhymes wala genre mais ñëwuma fi pour wan gars yi que ne dama gaaw wala genre booy seetlu projet bi mu mujjee génne benn son kese moo si nekk ay dawal yeneen son yëpp ay son yu normal la tu vois
donc loolu la peut-être loo xamante ne la dafa raar loo xamante ne gars yu bëri duñ ko rabee léegi boo ñëwee nga xaw a am loolu wala nga indi ko rek gars yi dañuy gis ne kii moom moo différent ak gars yi quoi tu vois parce que du lu gars yi di def quoi du lu yomb tamit quoi dafa laaj répétition dafa laaj liggéey dafa laaj assurance xam nga dafa laaj tamit mën ko ba pare. premier projet nga dem jël Sorano mu fees après quelques années après sa première année nga def premier projet def Sorano mu fees deuxième année bi ñu gis nga génnewaat projet dem Grand Théâtre mu fees nan ngay gisee loolu évolution boobu noonu bi Rap Galsen. waaw pour man de genre man moom je préfère di organiser que nit yi di organiser di la invité ngay am benn 10 minutes sur scène wala 3 minutes dama nekk artiste boo xam ne dama bëgg performance quoi man dama bëgg di jouer dama bëgg di nekk sur scène en présence scénique xam nga dama bëgg di nekk di performer wu quoi man dama bëgg lool. du coup léegi yàlla def ñu ngi Yoff aussi am nañ base ba pare depuis avant nit yi du ñu xam am nañ base bi ba pare ñu ngi doon jouer ay concert foofu noonu gisoon ne gars yi ñu ngi sa ginnaaw et tout donc booy soog a génnee projet donc mu nekk loo xamante ne yaa ngi koy présenter Sénégalais yi je peux dire que début bi base bi kese la woon muy Yoff quoi mais actuellement dem na ba yaatu si Sénégal gars yi bëri. waaw parce que tam dégg nañ benn genre critique ñu ne tey Paco Briz tey buy feesal c'est que lébu yi dañuy sot moo loo tax muy feesal mais tey bu génnoon tey ñu ne par exemple Paco Briz dem na Ziguinchor teg fa concert du fees wala bu demoon beneen saayet teg fa concert lébu yi duñ ko fa fekk si. du affaire de lébu du affaire de yooyu de pourtant ñii di rap fii ku si nekk am nga appartenance boo xamante ne yaa ngi koy prôné te yaa ngi feesal ay Ziguinchor ak foofu. mais si yow la gën a fës. mais si man 2018 la officialisé sama projet. boo bañee li nga doon dafay nga gën see ñaaw man du ma koy yuuxu fépp lébu laa comme ni ma ko doone bu fekkee ñoo ma dar ñoo ma pousse pour la première fois ma feesal Sorano du ma leen bàyyi gannaaw sama Grand Théâtre am na gars yi dañ jóge fu nekk dañ ñëw amoon nañu ay point de vente si ay Parcelles Assainies Rufisque bari na foo xamante ne ay nit dañ fa jóge ñëw te pourtant duñu ay lébu xam nga li mu la genre loolu la quoi ab hip hop ak représentativité ñoo ànd yow fi nga dëkk foofu day feeñ si yow force boo doonee Joola wala nga doon Pël wala nga doon Séeréer culture boobu ñuy wax loolu culture gënu ko riche yow li nga doon Afrique lañ nekk Afrique dafa riche en culture xam nga la est-ce que Sénégal dafa riche en culture donc yow fi nga nekk bu amee culture par exemple man fi ma nekk lébu la culture ak hip hop dafa ànd donc il faut ma wane loolu noonu quoi tu vois wane ne man fii laa bokk wane ne samay mbokk ñoo ngi ne et tout tey gars yi bëri dañ may mere sax su ma toogee di wax lébu parce que am naa gars yi bëri dañ may suivre duñu ay lébu du coup ñëpp la quoi nekkatul Paco Briz léegi lébu yi léegi njaago yeeg ñëpp si biir dégg ngeen bàyyi leen di ko wax ay lébu yi feesal ak yooyu te xanaa léegi di nga pare pour génnee beneen défi boo xamante ne pour gars yi di la jëwee parce que fii ku nekk bu fekkee da ngay liggéey yaa ngi def gars yi dañ la jëwee benn affaire te loolu jëw la donc fallait que ma laaj la ko. mais ñu bëri bu ñu sañoon dañuy am loolu am na ñoo xamante ne mosuñu tëgg benn saalu 10 personnes parce que amuñu fan buzz amuñu fuñ dëkk amuñu ay mbokk ku si nekk fi nga dëkk ñoom nga am quoi tu vois. ku si nekk yow boo demee ba génn Sénégal di la coow yow fi nga dëkk buñ la bëggulee doo am possibilité pour génn parce que yow fi nga dëkk il faut gars yi yëkki la ba pare wan la nit yi quoi man damay sant yàlla fi ma dëkk gars yi ñu ngi lay yëkki ba si kaw wan la ñëpp jàmbur mais ñu bëri mais ku amoon loolu da nga koy jël ku amoon loolu da nga koy jël am na ñu bëri limal ma artistes yi fii di organiser bëri wuñu artistes yi di ñu bëri duñu organiser si net bi la ñuy nekk génne ay son yu nice génne clip yu nice certes respecté naa seen job mais ñi di performer di jouer ay concert di ay bariwul yéen daal jéegiraay feesal ngeen non ñun moom vite fait la ñun guichet fermé ak jéegiraay ay doom day lañ ko d'accord baa ma ñëw si ki togg maafe yeeg yooyu suppu kànja yi moom da ngay régal waaw mais Bandi waaw sant alhamdulilah yow yaay maafe suppu kànja waaw man maay domoda waaw Omzo mooy maafe man maay domoda li ñëpp bañ. tey dañuy gis tey beatmaker yi sax léegi dañuy am ay manager tu vois léegi dañuy gis benn artiste day génnee projet ñuy njëkkante dem xool kan moo defar projet bi kan mooy beatmaker bi moo tax tey si émission bi ma ne fallait que ma parce que studio section la ñëpp ñu si bokk da nga leen siy boole tu vois occasion la tey foog ñu jox mérite beatmaker yi occasion la tamit tey ma jox la parole nga wax ak gars yi lan mooy importance su beatmaker tey ci studio si rappeur. Ouais, je dirais que déjà beatmaker mooy officine bi li ñuy wax officine maanaam loo xamante ni lépp fa lay déparé parce que affaire yi bu amul départ mënul dem tey ci mi ngi mel ne kër boo ko doon defar wala immeuble il faut qu'il y ait un fondement quoi xam nga fondement bu fekkee dafa dëgër ci la ngay mën a prétendre ni da ngay teg ay briques yéegal donc artiste bi moom beat mooy instrumentalam ci loolu la mën a poser voix am comprendre nga donc loolu c'est d'autant plus important que bu dul woon loolu moom du mën a def musique
comprendre nga donc pour man loolu mooy importance su beatmaker ci artiste bi donc bu fekkee da nga bëgg a évoluer peut-être laaj un peu bu fekkee question bi c'était plutôt par rapport ak direction artistique bi nga xamante ni moom la beatmaker peut-être supposé war a dimbalee artiste bi loolu c'est autre chose parce que am na par catégorie la am na ñoom c'est juste des beatmakers ñoom enregistré wuñu mixé wuñu defuñu dara ñoom ay beatmaker lan beat la ñuy composé après jox artiste mu dem yóbbu ko studio ci ingénieur bi prise def prise de voix def mix def master am na keneen kuy taxaw ci ginnaaw ingénieur parfois koo xam directeur artistique lañ koy woowee kooku moom mooy canaliser artiste bi genre artiste bi mooy li wax chaque jour rek talent ak potentiel talent bi mooy li muy wane potentiel mooy li nekk ci moom te génneegu ko yaa ngi comprendre directeur artistique moom moo naan ko lii nga def baax na mais lii moo doon gën lii nga def baax na mais waroon def lii nga war a def. yow tey par exemple biir Jéggi Raay tey loolu noonu yëpp nga aaki moo di ko def. ouais je suis obligé parce que benn instant bu fekkoon da nga dem ay France wala nga dem États-Unis par exemple dafay am ay nit c'est une chaîne en fait ñoom da ngay gis beatmaker bi bu tëggee son pare na ci xamul nu ñuy sax mixer parfois xamul nu ñuy priser voix xamul nu ñuy defee ay master moom loolu du liggéeyam quoi après da koy envoyer par exemple studio artiste bi bu demee studio voilà priseur de voix bi. mooy ingénieur peut-être mën na nekk ingénieur de son bi moom mooy jël après directeur artistique ci ginnaaw donc loolu amuñu ko fii parce que loolu lépp dañ koy fay li tax musique gën a cher fële gën a rentable fële peut-être question bi di nga ci ñëw après voilà dafa c'est une chaîne quoi boo xam kenn ku ne tu trouves ton compte quoi alors que fii c'est différent tey beatmaker bi fekkee moom ingénieur de son la comme man par exemple donc je suis obligé de faire tout son bi du début à la fin moment bi muy nekk en gestation peut-être lire ba muy nekk ci biiru yaayam ba muy juddu ba màgg ba aboutir ñun ñoo koy def donc. mais tey mën nañu wax ne tey yéen mën ngeen jouer ci lu bëri ci Sénégal tey par exemple rap Galsen dafa am problème pour ñu exporter ko dafa am parce que tey comme li ma wax léegi li ma posé gars bi mooy rap mbalax bi gars yi di wax niveau style de rap bi gars yi jël tey yow lan nga xalaat ci loolu noonu est-ce que loolu mën na génnee rap bi tey. ñu bari dañuy jaawale dañuy defe ne rap ci boppam musique la boo xam dafa authentique rap du musique bu authentique musique bu ñu jëlee ci ay blues ay jazz ay reggae di ko sampler bu ñu ko doon sampler c'est parce que beneen musique la ñuy jëlee ci beneen style de musique def ci ay caisse moo tax rap sax doo faral di dégg instrumental beat ngay dégg parce que beat bi rek lan moom ñun dañ jël instrument dañ ko jël mélodie dañ ko jëlee feneen léegi lan moo tax ñu koy nangu ci hip hop rap ba muy authentique ci jamono njëkk yi classique ba léegi nii américains yi ñoom di jël seen musique blues wala pop wala yeneen di ko sampler seen musique di ko def ay beat yu classique ñun nangu ñu jël benn son Ndiaga Mbaye wala benn son Youssou Ndour wala benn marimba donc loolu parfois c'est contradictoire man je pense problème marimba yi ñuy wax problème sabarek yooyu c'est juste des instruments te amul instrument bu ñu ne lii dañ ko bannir ci musique rap musique la rek moom ak zouk dafa nekk benn style bu différent. mais tey yow pare nga pour def genre style yi nii sampler ko ñoom ñëpp pour ñu taxaw après nga jox ko sa artiste. bien sûr parce que man maa ngi joob ak benn Paco Brise deful sample yooyu mais maa ngi joob ak benn El Jazz. waaw El Jazz yëpp ay day am ay tama donc pour man. c'est exportable loolu. mais bien sûr que c'est exportable déjà ñun moom pour man li kale sunu musique pour mu exporter wu ci sunu musique rap c'est pas musique bi mais industrie bi la parce que industrie bu fekkee dafa inexistante parce que amuñu industrie fii mënuñu prétendre ni génnee sunu musique c'est pas possible genre waruñu mélanger affaire yi ak nigériens yi par exemple wala camerounais wala ivoiriens yi ñooñu du li ngeen di gis Trace c'est pas du rap ay Niger la loolu ça n'a rien à voir avec rap États-Unis boo fa demee mais am na ñuy def hip hop ngay seetaan ñeneen ñuy def pop nga jaawale ñuy def hip hop ak ñuy def pop bokkuñu ñi nga xam dañuy def rap il faut pas du pop c'est à y comprendre donc problème bi fii Sénégal c'est pour man c'est des sujets yoo xam c'est tiré. mais tey lan nga ñu indil tey comme beat man ci pour Paco Brise pourquoi ñu choisir Paco Brise ban xeetu beat nga ñu tànnal parce que tey je rappelle parce que dañ boole Paco Brise ak benn beatmaker challenge bi mooy daf ñu tëgal benn beatu 10 minutes boo xamante ne day am 3 couleurs. ñu indi style Paco Brise pourquoi mu choisir ko tëggee ko noonu. ouais genre Paco Brise dafa am pour man benn style boo xam saluer propre loolu moom la parce que déjà moom am na ay profondeur yu muy bëgg ay ambiance yu muy bëgg affaire yu cinématique yooyu loolu moom la donc man bu ma koy tëggal damay adapté wu ci moom li muy bëgg yaa ngi comprendre donc tey par exemple li ma leen indil projet am génn depuis 2018 affaire évolué na ci diggante bi
xam nga affaire bi évolué bu baax ay drill yu bari affaire yu bari ñi ngi génn ci diggante bi donc day baax nga mettre un peu affaire bi à jour rek mais li ngeen doon dégg moom ngeen di déggaat ci son yi muy technique juste dañ leen di mettre à jour bu mu xaw a différent tuuti. léegi ma ñëw ci benn question d'actualité lii nag moom mu sañu ma woon dem ba jóge fii te du ma ko posé Paco Briz. rab bi biir Yoff nu mu demee. mu ngi cool. normal. parce que damay dégg ci internet yi ñu ne sa diggante ak BMJ. nan la demee am ngeen ay rapports yu bien wala. rapport yu très bien kay. BMJ sama frère la damay nekk gàllem meeram sama mère la. lii naaj la dañuy public bi day faral di dégg yéen ñaar seen diggante day am ay pic et tout lan ngay tontu si gars yooyu. loolu noonu gars yi ñu koy wax rek comme par exemple bu fekkente ne da nga bokk benn dëkk ak benn artiste boo xamante ne bokkoo leen label tu vois moom mooy Reptile man maa ngi Jéggi Raay Yoff ñoo ko bokk bu may def son muy def son c'est normal nit yi naan est-ce que kii dàqul rap kii yaa ngi comprendre est-ce que son bi kii waxul kii pikwul kii du ñun ñaar kese de am na yeneen artistes yu nekk Yoff yoo xamante ne même chose lay doon xëy na tey yàlla moo def ñun ñaar peut-être le gars yi xam quoi tu vois ñun ñaar ñoo am peut-être benn ñëw rek gars yi xamuñu mais am na yeneen artistes yoo xamante ne ñoo ngi Yoff loolu du jóg Sénégal quoi laa mën wax parce que benn secteur booy défendre du jóg si hip hop en fait à la base ku si nekk da ngay représenter ce secteur te biir secteur bi ngay représenter ku si nekk day jéem a tegu pour représenter ko nekk li nga xamante ne mooy artiste phare foofu noonu quoi. donc gars yi yéen a ko dégg doon nee na jotewul ak moom. amul problème gars yi ñoo sama ndigal la. Beatmaker am na xaalis Sénégal. bon beatmaking mënu ma wax ni am na xaalis parce que benn instant boo xoolee genre ñun li ñuy def ak ni ñuy décarcassé wu bu doon tey France par exemple wala ci droit d'auteur rek rien que droit d'auteur rek. T'es un millionnaire quoi, t'es un multimillionnaire mais fii moom ni artistes yi seen bopp di décarcassé wu di tirer le jàpp par la queue noonu la ñëpp di tirer le jàpp par la queue ak lu ñu mën a wane ci biti nag ku ne li ngay def yaa ngi ciy tedd comme man déjà man li may def maa ngi ciy tedd parce que maa ngi ciy gagné yaa ngi comprendre mais du ma gagné au prorata de benn beatmaker bu nekk benn producteur bu nekk États-Unis wala parce que bokkul tey jii États-Unis c'est plus développé France c'est plus développé ñun suñu xaalis déjà gis nga ni mu gënee faible donc c'est très normal que li ngay gagner ce sera beaucoup plus faible. tey ñu ngi gis tey ay beatmaker ku ci mel ni Omzo Beat ku ci mel ni Karabalik ñu ngi def ay di produire ay affaires est-ce que yow ñu ngi xaar tey nga def benn affaire parce que tey Jéggi Raay feesal ngeen jël. feesal ay concert affaire yooyu tey ñu ngi xaar ndax labelu Jéggi Raay tey kef def benn affaire bu dóob génnee feneen pour mun ci lekk weccet parce que tey beatmaker yi léegi ay star lañ sax ay mini star lañ parce que ñu ngi am ay manager xam nga tey est-ce que ñu ngi xaar tey ci sa côté affaire boobu. pour man loolu gis nga ñi ngay wax Omzo Beat Karabalik benn Ismi jël disque d'or ak benn Nickel Kami am na beneen beatmaker boo xam Sénégal la ne mi ngi Kaolack bu jëloon moom it disque d'or ci benn produit bu nekk France ay passa mais gars yooyu genre pour man c'est normal tedd bi ak gars yi li ñuy def nii li ñuy révolutionner nii dañuy structurer waat rek genre wane ni beatmaker bi tamit il est important ni manager bi wala important ni artiste bi wala important ak acteur culturel bi nga xam genre acteur culturel yi laa mun wax quoi donc pour man li gars yi def nii di def ay projets yoo xamante ni c'est futuriste di ut ay manager mais loolu du lenn dul structuration te mënuñu prétendre ne tey gars yi on va se faire respecter li ñuy liggéey dinañ ci am xaalis ba pare structuré wuñu c'est pas possible donc pour man genre chapeau laay wax ak ci gars yooyu genre je vais dire que loolu encouragement la man quant à man non mais ça va venir parce que man de nature dama mus a nekk nit koo xamante ni personne de l'ombre là quoi man nit ñi li ñu may dégg moo ëpp li ñu may gis xam naa ni est-ce que du premier moo tax sax ma génnee la nii parce que tamit mënu ma ñëw si studio boo xam booy feesal lañ jël aka feesal xam nga ma xool nag ka mooy togg kee mooy togg maafe yow suppu kanja xam nga léegi xaa ma ñëw si kii laaj ko dernière question la yan projet lay waajal après nga wax ma yéen ñaar la ngeen suppu kanja bi tey nan lay demee xam nga mais Paco Briz lan mooy say projet ak laaxatu bi lu tax nga laaxatu lan ngay waajal lan moo tax nga toog si ginnaaw. pour man nekkaat si sama bopp la gën a xoolaat yoon bi comme lan malgré que ñu ngi nekk à côté di job donc ça veut pas dire que da ngay reculer dem toog doo def dara quoi comprendre ñu ngi si liñ nekkoon di def ñu ngi job mais parallèlement ñu ngi toog mais ak pandémie bi day tax nga gën a toog xalaataat yow li nga def xalaataat li nga defoon xalaat fan ngay tegaat sa tànk booy ñëwaat pour man loolu rek moo waral yenn stand-by yi yàgg yi nekk si suñu bopp nekkaat si suñu ay projet nii ñu ngi si suñu ay projet nii est-ce que jotul parce que tamit da ngay gis jot nga foog ne jotul affaire bi nekk industrie wala nan lañ mën a defee trouver pour industrie parce que da ngay gis ku toog kaaw sax muy lekk xaalis si chaîne YouTube wala beneen plateforme benn son mu tedd si
est-ce que tamit jotul rappeurs yi toogaat parce que Covid bi wane na loolu noonu quoi. bu ñu deful concert du ñu am xaalis bu ñu deful yenn affaire du ñu am xaalis. affaire pour man industrie buy am du ay artiste bi kese moom moo koy indi de industrie bi artiste bi lan lay indi produit yam lay indi tu vois moom day mel ni benn entreprise bu ko embauché mu fay job entreprise boobu tant que amul industrie bi du am. yaa ngi comprendre ok c'est pertinent. voilà tant que yow yaa ngi nekk employé si entreprise boobu noonu entreprise bu existé wul yow employé bi fan nga yow genre da ngay liggéey par exemple yaa ngi xarmata sa gaale weer bu dee amoo ku lay fay amoo benn structuration boo xamante ne ni entreprise bien déterminée la mu nekk building loolu moom mooy loolu man si man bokk si ni ma ko métaphoriser loolu moom mooy industrie ñun acteurs yi ñu ngi fi ñu ngi rap mais lan moo des entreprise bi ma wax noonu mooy public bi xam nga mooy maison de disque yi mooy label yi moom mooy maison mooy presse bi comme yéen xam nga moom mooy comment dirais télé yi il faut gars yi impliqué aussi benn affaire boo xamante ne benn mouvement la muy mouvement hip hop peut-être amuñu chance am ay majors yu fi nekk peut-être dëkk yi nga xamante ne tey mën naa jël exemple Côte d'Ivoire mën ngaa jël exemple Gambie bii gën a jege booy xool ay 5 ans si gannaaw Sénégal ngay dégg hip hop yaa ngi comprendre wala sax mën nga reculer waat tuuti si gannaaw ay 10 ans si gannaaw Sénégal ngay dégg hip hop xam nga wax ngay dégg ay artistes yoo xamante ne ay sénégalais la ñuy tukki di dem di def ay festival et tout doonoo ko woon dégg Côte d'Ivoire doonoo ko woon dégg foofu ay coupé décalé nga doon dégg xam nga Gambie doonoo woon sax dégg seen ay son Guinée ainsi de suite Sénégal nga doon dégg hip hop léegi pour man lan moo implanté wu biir Côte d'Ivoire dafa am Universal tey dafa am Sony Music tey tu vois léegi instant bii ni ay jeunes lañ de 20 ans wala 18 ans jëm kaw ñoo nekk en compétition tey ñaari major yu mag ñoo ñëw nekk en compétition seen diggante ak ay boy tey benn Universal bi mu signé Kif No Beat yaa ngi gis progression bi Kif No Beat waaw te moom da doon def mooy style de musique ivoirien bi la doon def da doon coupé décalé da doon def lépp Universal Music bi mu implanté woo tey Côte d'Ivoire si ngay soo gis industrie Côte d'Ivoire di jóg Trace TV ñëw implanté wu Côte d'Ivoire Trace FM Boy Set Afrique de l'Ouest Côte d'Ivoire la gars yi gën a dem implanté wu Universal di doxal Sony ñëw nekk compétition ak ñoom Sony signé benn boy bu ndaw bi xaw ma nan woon damay fàtte MC1 ainsi de suite ak benn boy bu nekk States compétition entre Sony ak Universal instant yi dañuy xëccoo instant yi compétition signature la tey fi tey benn Universal ñëw na signé na Omzo Dollar Def Jam en même temps benn label peut-être bu nekk si biir Universal d'après li gars expliqué signé waale na si enceinte bi Omzo Dollar ñu ngi xaar par exemple instant bi ni mën nañu am chance keneen ak keneen ñu Universal bu dee nag may dégg ñoo leen signé saa yi voilà gisoo pour man industrie loolu moom moo koy def parce que ñun si label yi ñu nekk ay label la label ute na ak major ute na ak maison de production quoi peut-être keef moom ma gën a maîtriser sax li may wax nii juste maison de disque ute na ak label tu vois ay maison de disque day am si biir ay label quoi yaa ngi comprendre tey fi tey benn Jéegiraay mën na collaborer ak benn Universal wala benn Sony maison de disque bi tey moom mooy signé Paco Brice mais Paco Brice taxul mu jënd Jéegiraay label bi Jéegiraay la maison de disque bi Universal Music la ñooy gérer production ñooy gérer tournée ñooy gérer featuring dañuy liggéey ak keef sax ñooy gérer tu vois lépp la donc pour man musique Sénégal industrie bi loolu rek ko manqué donc loolu la quoi waxtaan bi moo gudd boo ñu waxoon ne waxtaan bi tey du gudd mais comme que dafa neex te dañuy waaye maafe non du maafe Omzo Beat moom maafe suppu kanja bi xam nga ñu dem seraan suppu kanja bi benn live bu dóob waaw challenge bi nag mooy saa yi daf ko tëgal benn bitu 10 minutes saa yi jéem ci tegu ci beat bi ñu bàyyi ko ñeme nga loolu loolu nga sa artiste. Ayca let's go. What's up? Hey, people is in the building. Same studio session. Seneweb, people is Jéegiraay kef fii. Check. Yeah. Hey, bu mu la jaaxal bu ma galsen ñëpp bàyyi xel. tepp lago liggéey matu ana fer. ñi ma gisul di ma sentir mel ni matu fer. changer goût hip hop galsen def ci caramel. hip hop galsen sama biir chop MC xaalis maa ngi briller ñoo ngi fiir or jama xaalis succès dawul sama biir projet bu génn du ndoxe fii seeni projet siwul mel ni deju liir hey ku fi fëgg kang entré ma fi ndee suis la menace king lebu swag rafet ne quelques sont là jota génne di leen mariner MC égal masi poobar soble ménager hey concert bu ma yegg mu tooj ey wàcc naa noo def mu taas performé ba dër fa pooj ey rapport à jeté yi kaas ndobin kaay ñu dippi trap maa ngi ak punch di rap avec frappe ey man maa seen papi papa ak seen papi yaay man la seen maam maa ngi sa kaaw nigga protégé el këf sa couronne ey di la ree ey danga foogoon ne yow yaa fi moom Pibris ey King Lebo ngi bouleversé hiérarchie bi boy sur la version du tir ak am tir ok tout le monde tout le monde check ñu xool
kefi on a duty nigga Kenti Mambay on a duty coli bari na me tëgg ku ci nekk xam nga ki la mën dañuy bañ ba tere yàgg ma fi nekk sikki sàkk c'est le minimum xamante nañ suñu biir kon jarul yëkki mbagga bu ñu yaay diw amul luñ ma ëppale du talante du style du dara xanaa njëkk a siiw rus naa génne projet bi nga génne bi laay wala di nga compo di nga jëli ndaare di nga redoubler bu yàgg bu fi gem bi doonoon compo gis naa da nga bëgg a mel ni man mais non ni nga yàppa photo projet baa ngi jéggi raay bu génne dina suul sa label ma ne bu ma fonto ay poto kaa ñu jël photo ne ma happy birthday damay dagg carrière aussi mel ni gâteau mélomane dégg seeni nopp comme cadeau képp ku ma déglu gis 100 mètres li may daw bëri seen bopp bëgg a mel ni man yaba photo taw solu pi breathe non yaba photo ay poto ma ne bu ma fonto ne ma happy birthday damay dagg MCs yi mel ni ga check non yaba photo man non yaba photo yaba photo man non yaba photo yaba photo man non yaba photo check rapport yaa ngi di ma sa fay kakatar ñoo ñëpp nduro fu ñu dem tellement dañu mën a copier ba doo ci xamee kenn Chine populaire check dañu bëgg a soppi game bi Atlanta ma dikki ne leen non damay defi attentat di gën a daw ba romb yanu benn Jakarta te kenn du ma dab demal ne leen pako dina génne takk di takk ba génne fo bi lakk dina génne lakk di lakk ba génne di bi lekk dina génne lekk di lekk ba waju depuis 2014 sama premier son ba léegi maa ngi brillé fu ma fël gaay naan ma diw moo tax tey maa ngi niin ban suuru jaami borom te ci lancé boobu laa ne te ci xam sa bopp gën ñu naan la yow yaay diw du ci ñàkk ñu ci bëri bëgg shine like diw bëri ñu la bañ ku ñëpp tifli di nga tooy te da ngay liw bëri bay re ni nga woñ jàng lay biw bëgg nga mu leer fokk ngay def diw xesel ba di bañ même buñ àndoon 10 000 photo sax man nag ñoom yàppa photo selfie mbaa photoshop montage ko jël ko kolle ko yàppa photo ok yes li ma metti sama dëkk check li ma metti sama dëkk fenn ëpp doole dëkk comédie fecc ak dëgg nañ fu laalal jox ko gët borom xam-xam du ci fës caaxaankat yi ñooy def buzz surtout rëngi dee ndax kocc seen ne porno lépp di dugg waral léegi gone yàqu ndax lu bon rek fës si chaîne yi perte temps ci réseaux sociaux leen gënal am xam-xamu génie li ñu diine jàngal ci alal ju lew lañ tayle ci PMU rappeur sax bu saagawul ndey ci soomam bu génnee du def it sama dëkk ay mag yu baax fi tëdd mais ndaw yaa ngi rêvé doon américain presse bi xoolu lu jëmale kanam réew fa tuñoog ay fait divers góor jigéen ak lesbienne di gën di bëri an sunuy baax yi dem lu tax sama dëkk ñuy concours baati rek bàyyi fi miskin yi amul añ ndékki reer li ma metti sama dëkk médiocrité mooy def buzz li ma metti sama dëkk vulgarité moo fi fës li ma metti sama dëkk li ma metti sama dëkk li ma metti sama dëkk médiocrité mooy def buzz li ma metti sama dëkk ñëppi ëpp làmb ñi gën a fës li ma metti sama dëkk li ma metti sama dëkk check ñaari korite ñaari tabaski tarixa la wala commission la faute ak kii yàgg nañu dégg milliards yu ñu mal ak kii Mame Senghor Diouf Wade ba si ñoom mag kii indiscipline ba ci tali bi yenn accident yi doo ko wutal alibi bañkat yaa ngi jooy nañu gestu waa àll bi fan la Sénégal tollu ci mbiru talibé gouvernement ku ko jiite nga mi tooy chômage baa ngi gën di yokku tooy amoo xaalis tun la laal ci yenn hôpitaux yi inauguré terre at yombul sapitoo yi xay créé vie boo amul biir internet saaru virtuel nga lëj ci base mot de passe bu rangu manqué respect waa Jamra kon est-ce que jotul ñu xooli soirée ba ñu fa paas surtout rëb bi amatul sa yëpp a ngi tas envoyé sa photo taat yi fépp ba pare di kaas contre race suñuy ressources naturelles yi amul transparence fii lépp lëndëm dafa timis paradis fiscaux yi dañu commis soppi suñu diine def ko mode julli woo te ku julli nga ne ko bu mu la fàtte si ñaan teel nga ñaan te yaa gën a i ñaan activités internationaux yi am sponsor ñi fi dëkk bu ñu xewle dañu gis tous kuy wàllu waa sa ba do la or bi feeñ na mujj nañu doon ba do la ñaata at si ren ani ba do la jo la sacrifice bi jur na musiba ak ba la ñàkk esprit patriotique kenn du wax kii Mori Sagna mujj a dig
violence faite aux femmes am góor ñu sadique insécurité bari da ngay mujj tiit Sénégal égal yalwaankat bu toog si mine d'or am pétrole ak gaz di bekkoor li ma metti sama dëkk médiocrité mooy def buzz li ma metti sama dëkk vulgarité moo fi fës. yeah c'était Sen Studio Session avec Paco Briz King Lebu waaw tey nag ñoo fi jaaroon gis ngeen suppu kanja bi pare na saa yi togg na suppu kanja bu mat suppu kanja kef yi xam nga ñu ñëw coob nañ ba doyal saa yi xam nga tasaare na fi waaw léegi nag dañoo am benn sponsor waaw Rio Street World from Rio ñoo jox saa yi lii ñu bàyyi ko mu découvrir vite fait lan la oui bàyyi lii cadeau la dëgg cadeau la léegi génneel ñu xool lan ak lan la shirt la bu ñu personnalisé bopp bi comme que léegi da nga jël sa logo daf ko sa bopp xam nga yeah oui doom na Pape l'infographiste moo ko door from Rio nice bi dama koy teg si kaw keef rek nag waaw am na beneen oui benn cook la bu ñu personnalisé mais bi dafa nice sama gars yi cadeau bi rafet na trop waaw Pape moo koy door 78 125 82 78 Rio Streetwear merci beaucoup cadeau bi ça me plaît beaucoup gars yi woote leen si numéro bi ngeen commenté koog yi nice na trop voilà t-shirt bi tamit rafet na t-shirt de qualité la merci beaucoup bro tawfeex Instagram aussi der bu ñëw la ngeen dem follow ko waaw from Rio aussi léegi sama gars yi gis ngeen suppu kanja baa ngi noonu parew na gain bi tasaare na fi koj leen ko sur seneweb.com sur Seneweb TV c'était Paco Briz et Mamen Kef yi danañ fi ñëwaat nag jël ko boo xamante ne moom kese la benn studio session pour beatmaker yi xam nga mu gën a yaatal parce que amuñu temps bee ñu xoj diwtiir bi génn waaw diwtiir bi génn léegi sama gars yi